téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey ji ñu am mbégte dalal maître Djibril War nekk député nekkoon fii ki jiite commission des lois ca assemblée nationale di la dalal jàmm si suñu émission kennu askan wi fii si ITV. jërëjëf mon cher frère Cissé man ex-administrateur judiciaire des cours et des tribunaux la. oui. liggéey tribunal nekk suñu corps comme huissier yi notaire yi avocat yi ah. oui. di liggéey lu bari ci tribunal. moo tax ñu woowee maître. oui. et on respecte les avocats mais ñëwuñu leen ci dara. oui. donc loolu moo suñu liggéey daal maanaam. et en même temps nga nekk directeur de l'école du parti bu APR di Alliance pour la République. du député à l'Assemblée ici Sénégal ak parlement panafricain. exact. kon nag vraiment. oui jërëjëf. oui maître man lay dalal jàmm ci suñu plateau bi actualité bi comme ni ñu ko xamee mbirum affaire Sweet Beauty Ousmane Sonko ak xale bu jigéen bi ñuy wax Adji Sarr coow li bëri na dem assemblée nationale ngeen daje naka noonu conférence des présidents aussi daje joxe dig daje altine ni da ngeen di xool nu ngeen di taxawale commission ad hoc ak tamit ngeen ratifié ko naka noonu ñu déglu Ousmane Sonko sa xalaat laataa ñuy xuus bu baax ci waxtaan bi. waaw nga may ma rek. ginnaaw bi mu nuyoo askan bi. waaw. seen tur ak seen sant. di fëddale suñu kóllëre kilifa yi fi nekk. fi yeewoo suñu kilifa diine yi. nuyu président Macky Sall. et nga may ma jàllale ay njaal. ñi nga xam ñoo fi jóge woon bu yàggul. ñaan yàlla yokk seen leer. di ñaanal sama njaboot muy njabootu sëñ Ababacar Sy. Khalifa Ababacar Sy. di ñaanal di jaale njabootu sëñ Moustapha Seydi Djamil. ndax am na ñu ci ay mbokk luñu. doom bi fi jóge woon bu bërki bu yàggul dara. Abdoul Aziz sëñ Mansour Sy Djamil. di jaale tamit sëñ Moustapha sëñ Mansour borom daara ji di jaale nag sama gox suñu benn rakk boo xam ne rakk la ci man nekkoon ku amoon solo dëkkan nañu usine doon fa responsable politique muy Pape Babi imam Babi lañ koy wooyee jóge fi barki Demba Ndiaye doon militant bu takkawu ne woon biscuit nekk xale bu yaru di ñaan yàlla yokk leeram di ko jàlle président di rafetlu taxawaayu président dëj bi amee ak sama frère Abdoulaye Diouf Sarr ak Mansour Faye bi nga xam ni moom en fait APR ñi ko sanc biscuiterie ci te ñooñu ci li ñu bokkoon. alors actualité bi nag nan nga ko jàngatee mbirum Ousmane Sonko ak masseuse bi ñuy wax Adji Sarr assemblée nationale démarré na mbir mi yow mi nga xamante ni jiite woo nga commission des lois nga nekk tamit ci parti APR loolu daan ci ñëw ci kanam tuuti alors nan nga koy gisee d'abord ban lecture nga ci jot a amal. waaw bu dee mën nga ma may ma masawu coono askanu Sénégal. ci fitna bi nga xam ni fitna laa mën a wax. fitna parce que du nattu du bala. lan mooy fitna loolu yëfu nit la. fitna boo xam ni maanaam moom la askanu Sénégal yeewoo. altine gi ñu demal. mooy manifestation di masawu coono yi nga xam ni foofu la mbir ma njëkk a amee muy waa kër Cité góor gi coono yoo xam ñu ngi koy dëkk ba léegi yàq yi fi am nit ñi seen alalu réew mi loo xam ni maanaam ay lakk ay kër gaañ ay nit gaañ ay force de l'ordre kon di masawu coono yi nga xam ni vraiment am nañ ci ay mettit am ci ay lu ñu yàqule ñi nga xam ne seen bakkan xawoon na ci rot ku mel ni Mamour Diallo maamam et tout ça mais ginnaaw bu ma waxee la masawu coono askan bi mais li ma il faut ma wax la sama mettit aussi loo xam ñëpp ci teg seen bët. oui taxawaay boo xam ni ay nit yoo xam fi lañu juddoo yeewoo fi ne ay sénégalais lañu def melokaan boo xam ni kenn mënu ko wax taxawaay bi nag li may wax maa ngi koy njëkkee sa mbokk yi. waa journaliste yi la presse ñu xam leen bu baax a baax bañ nit bañ parti mën na nekk parce que man aussi je fais la part des choses
ma duma rek kaalawu rek nit kaalawu yore kursa ma ni imam la. wala nga ñëw nekk bukki ba noppi sàngoo deru béy non. man li may wax yëpp dëgg la man dëgg moo may rey. yéen bu ñëpp meloon nii yéen yaakaar ne loolu du ma ko wax. sequ leen ma dara mais ñoo xam ni maanaam di bànneexu ay naqar man nga xam naa ni bañ nañu Macky Sall bu ñu sañoon Macky Sall tey du fanaan. ñëw di toog di bànneexu li amoon foofu ñu yàqule alkaati yi nga xam ne ñu jàpp na alkaati yi daw na. dóor nañ ko xeer yu métti métti ñu ñëw di ko bànneexu di ko wane. droit de l'homme yi aussi dama leen bàyyi. parce que yaakaar ne ñëpp a yem ci loi. te ku nekk jur nga doom. su ma gisee ay journaliste ay droit de l'homme taxaw ay société civile taxaw. di àtte loolu ak samay mbokk député yoo xam ne ay député lañu. oui je vais y revenir. waaw loolu yëpp maître dañ ko yaatal ndax comme simili yi ñu ngi dem foog tamit ñu baral mbir mi dem si laaj yi laataa tamit ñu si xuus bu baax dañuy dem ca assemblée nationale ñu déglu Cheikh Bara Dolly Mbacké nekk président du groupe parlementaire liberté et démocratie démb ginnaaw rencontre bi nga xamante ni député yi amaloon nañ ko fa kàddu yi la génne ñu ñëw si dellu si waat si plateau Kennu Askan Wi. réunion de bureau bi 17 membres ñoo teew 17 membres yooyu 2 ñoo ko voté wul 15 yi dañu ko voté jàllale nañ ko bi ñu paree amal nañ conférence des présidents bi jàpp nañu date pour amal commission bi ñu ngi ko war a amal la 15 ci la ñuy taxawalee commission d'ad hoc bi nga xamante ne ni moom 11 membres lay doon 11 membres yooyu 8 yi majorité lay doon 2 yi ci sama groupe lay bokk benn bi non inscrit lay doon loolu nag suñu ko tànnee ci la ñuy amalee plénière boo xam da koy dëggal plénière boobu it mi ngi war a am le 17 su ko defee nag la cay topp mooy déglu ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko am na sañ-sañu ñëw su ko neexee am na sañ-sañu bu ko neexee du ñëw am na sañ-sañu buy ñëwit ànd ak koo xamante ne avocat lay doon boo xamante ne day nekk député wala baaboog ab député boo xamante ne day ñëw ànd ak moom nekk comme avocat loolu mooy li nga xam ne moom lañ tënkee foofu li nga xamante ne itamit mooy président Niass wunuñu lenn loo xam ne mën nañ ci teg suñu loxo wala suñu tànk parce que li wér ci wóor mooy ñetti lettre la ñu indil muy lettre ministre de la justice garde des sceaux boo xamante ne mi ngi ànd ak lettre procureur ak lettre juge d'instruction tribunal hors classe de Dakar ñetti lettre yooyu lañ boole liir ko ci suñu kanam ne ci la sukkandiku pour war a mën a amal levée immunité parlementaire bu Sonko. maître ñoo ko déggandoo mu nekkoon Cheikh Bara Dolly Mbacké président du groupe parlementaire liberté et démocratie lan ngay àddu si moom. waaw maa ngi nuyu. sama mbokk sama sëriñ laa koy wax. ndax moom mu nekkee PDS am na fu ma jaar ak papam wax dëgg yàlla. vraiment di ko feddali sama coloré. balaa bëgg tontu ci loolu. parce que immunité parlementaire. daf naa ni procédure bi nga bëgg moo gën ko leeralaat. oui. waaw loolu nag day am loo xam ni. ci ngay njëkkee d'abord mooy nga wax en fait nan la demee xam nga dafa am lu ñuy wax séparation des pouvoirs. oui. maanaam ab réew day am ay kuréel ñiy jiite mooy gouvernement bi lëmb yëpp administration ak ministères yi ba ci àttekat yi muy judiciaire. parlement bi en même temps aussi ak ñi nga xam ñoom ñooy àtte muy trois pouvoirs judiciaire exécutif bi ak ñun. léegi nag immunité parlementaire dafa am lu ko waral. parce que député ndawu askan bi la. dañ ko war a aar boo xam ne maanaam ci jëmmu maanaam député bi mu nekk la. moom la irresponsabilité maanaam kenn mënu ko jege ba mun ko yóbbu ñaareel ba tamit lu ñaan inviolabilité maanaam. kenn mënu ko sàkku nga baal ma bon ci affaire viol la ñu nekk ni temps yi bon. mais inviolabilité la ñuy wax donc ñaar yooyu lu mu ëmb mooy que député bu nekkee ci liggéeyam kenn mënu ko arrêté kenn mënu ko téye ba di ko àtte di ko topp. su dul flagrant délit. bu dul ñaar yëpp flagrant délit parce que ñi dañuy jum. waaw bu dul flagrant délit maanaam jëyi joo xam ne maanaam. def njëfin moo xam ni. mën na nekk délit mën na nekk crime. mais cas bii nii Ousmane Sonko lu mu wuy juwul section de recherche yoon moo ko may.
maanaam wala ci ba lan tey wala ba tey mënoon nga wuy ji bañ ginnaaw bañ ko joxee convocation. waxuma sa affaire droit parce que loolu daan ci jëm si. Oui. parce que dama indi ay këyit yu wóor a wóor. oui dañu moom nee na du ma dem. oui ndax sama immunité parlementaire maanaam ñu teggi sama. ñu koy waxatee encore. sama kirange. waaw yëkkati sama Malaanu moraay kiiraange. kirange voilà. Ouais. kirange kontaan naa léegi sax bi nee ba léegi ba gëm député ba respecté ko mu naan député ay sàcc la ñu gëwuma leen mais nag immunité parlementaire du làqukaay. du làqukaay. waaw. mais ba tey ñu mais ba tey ñu jaarale ko ci yoon rek. mais c'est-à-dire moom position mu aussi waaw mën li nañu mu ko wax ne nangul. li mu wax nee na. oui parce que man député laa police waruma woo pour enquête. wala gendarmerie. gendarmerie non police judiciaire dafa ànd. Oui. officier de police judiciaire. OPJ. OPJ la mun a Oui. nekk waa gendarmerie mun a nekk waa police. exact. et là maa ngi ciy profité vraiment fekk sama collègue sama ancien professeur vraiment Ndiaw Fall. parce que dégg naa ñu bari ñuy wax moo tax Sénégal il faut que yam sa place. maanaam droit dafa am ñu siy wax ñoo dafa xam am ne droit maîtriser wuñ ko. am droit parlementaire man droit parlementaire bu mu duggee assemblée laa ko xam. oui kon wax naa xeebuma kenn mais ñoo ngi dégg ñu seen part di leen tànqal nañu ay nguur mboobu ak ñooñu dañuy jàngewaat droit wala ñu assemblée di fa jàng. enquête parlementaire. mais Ngouda Mboup xam na droit quand même. non loolu je crois que c'est l'académie université war nañu ci jóg quoi. parce que Ah bon? professeur agrégé maanaam droit dafa mel ni l'islam ak diine. doo ñëw rek tari sa yaasi rek ne yow oustaz nga wala imam nga déedéet loolu wut taalibe même doo nekk sam dañu nekk taalibe ba mbat daf seen agrégation mën a wax explication yu mu fi explique keroog yëpp ànduloo si benn yoon. non may retaan loolu sax te damay jox gàcce sax ci étudiants yi dañ ñi Oui. dama bëgg ñu déglu bu baax a baax bu dee déglu tubaab dañ ñi article 61 bu constitution règlement intérieur assemblée bi nga xam ne ñi moo ñu tënk ci ponc juróom fukkam ak benn ak ñaar dafa ni benn député mënuñu ko topp jàpp ko téye ko te dinañu immunité parlementaire am mais dafa droit li tubaab na foo ñu xam ndax tubaab yi ñuy làkk wala japonais la ñuy làkk wala chinois. waaw wala. Mais je sais léegi pas. léegi problème bi fu ma amee oui moom mooy que soo xoolee téere yi gën a mag ba ko droit français enquête préliminaire maa ngi rendre hommage à Ndiaye Fall jotawul ak dara ak àtte xam nga àtte kañ la police bu la woowee ku mën a doon plainte da nga war a wuyu ji. da ngay wuyu ji ba mu ñëwee moom bu ñëwee parce que même bu ñu koy plainte en tant que député am na fu ñuy yam plainte baa ngi nii parce que officier judiciaire il entend toute personne. loolu article 54 wax moom la yenn article yi wax. article 16 ak yooyu yëpp. léegi mais ba tey lu mu wuyu jiwul tamit. waaw non mais loolu yoon may na ko. non waaw non non déedéet waaw bu mu wuyu jul yoon may na ko. waaw mais lu la ñaan rek loolu ku maanaam ku gedd sa yaay ay ni ñu koy waxee man yaakaar naa ni moom intéressé sax mu ñëw parce que bu ñëwoon tey ji oui wuyu si mais bu ko waaj enquête ko yaa def kii de moo la taxale mun na sax am chance jàkkaarloo ndaw si wax moom da koy wax sa taay bàmme man maa la wax li man xam nga ni bu defulee boo taxawee ak moom da nga am lu bari wàññeeku ci moom. mais loolu dinañ fa àgg. bon léegi nag dossier bi confié nañ ko léegi fu may terminer oui mooy police ci boppam li ma gën a métti ci mbir mi. police bi ñu ñëw ci suba sa dem nañu ba ne ko ñun ñëwuñu fi pour téye la xam nga mën na woo militant mi ñu leen du pour loolu moo gën a xamaatu loolu mais man lan laa lay wax. yoon may na officier police judiciaire ba nga naan sa mbokk depuis dégg la bu ëllëg ci biir ñu mën a xam loolu. yoon may na ñu woo leen entendre leen loolu xam nga kañ la ko yoon di tere. bu dee maanaam déglu bi leen di police judiciaire di woo da fekk mu jóge ci juge d'instruction wala mu jóge ci procureur. bu action publique ñoo koy déclenché parce que action publique. Oui. ministère public moo koy déclenché c'est pas la police. kon foofu yaakaar naa ni non seulement def na loo xam ni maanaam mën na ko ba def teggi cool parce que loolu mu indi loolu yëpp xam nga moom dafa gëmloo. bu mu làqutoo ci biir fële dafa gëmloo nit ñi que affaire convocation moo tax te loolu yaakaar naa ay fil yu wóor dina wàññi ni que wax nañ ko carrément ni ko ñëw ñu pour jël si la léegi li ma ciy wax léegi mooy. mais ba tey xam nga maître mooy lu ma la wax c'est-à-dire wuy ji bi wala mu ñàkk wuy ji bi. ba tey si droit am la nekk. waaw kay mais xam nga dama ni pour ñu lever immunité parlementaire ba pare mu soog a wuy ji. dafa am lu olof wax quoi. oui ñu koy wax lu nekk daal tubaab di ko wax tamit. y a des règles écrites mais y a des règles non écrites am na ba fa tolloo. kon daal dafa waroon wuy ji. dinaa la wax benn affaire bu ndaw Bougazelli bi mu defee liñ ko jiiñ xam bu ko neexoon
tant que bu ñu ko def dara tant que dinañu immunité parlementaire parce que jàpp ñu ko flagrant délit mais moom ci boppam dafa démissionné. oui. balaa maa wax loolu immunité parlementaire xam nga pour lan la mais du mu boo xam ni pour làqukaay la immunité parlementaire. wax naa la ko ci anam yi ñu ko mën a amee. oui. mais bu dee yow assemblée gëmuloo ko bëgguloo ko. mais balaa nga koy mën a wax immunité parlementaire mais man sama wàllu ba sama exemple rek laa la jox nga béy ma tuuti quoi. oui. xam nga man député laa woon. ne man président commission des lois à l'assemblée. commission bi gën a am importance. 2017. sama wàllu ay liggéey ay nit ñëw tuumaal ma ne yow ma tribunal de waxuma la police de tribunal. oui. comme un bandit. xool li ma bind président bi dama ni ko. jot naa convocation ma lu ñu ma def ma ñëw tribunal citation à prévenir mi ngi nii. oui. du ma fenn dara bu neexee nga wane ko télé. mais dinaa ñëw li ma lay ñaan rek may ma une semaine ma pare yaa ma session budgétaire bi ba mu ngi ci janvier. bokk sama avocat ne ma non non loolu ñu ko nangu maître. yoon moo def loolu dina ma dem bind Bara Gaye bi ma ko bindee. noo ko dinaa ñëw. mais bi mbis ba amee détournement de deniers publics lañ ma toppee. jugement baa ngi nii. en 2017. oui. maa sol sama daal laa veille ma dem sama kër sëriñ gis Pape Malick Sy mu baax mi sëriñ Cheikh boobu ñu dund ma ne ko de lii moo am mais dama lay ñaanal mais damay dem déglu ma rek bi ma xëy suba. tribunal laa dem ay avocat di ma saaga man may liggéey foofu sàcc baa ngi nii nangam travailleurs yi taxaw mais yàlla dafa ma may dëgg. waxuma ko kenn ci assemblée dafa naa sa ñoom tey lañ koy doog a dégg nit boo nekkee góor ni nga war a jiite réew. li ñu jéem si mbanaan immunité parlementaire du làqukaay. Mitterrand François kon làqukaay la. làqukaay la François Mitterrand bi mu ko fa dalee en 57. oui ñu jiiñ ko ay mbokk député am ñoo ñëw partem de parce que xam nga immunité parlementaire bi ko jëlee pour lan la. mais pour mbay la nga setal sa der. bu dee yow sa der bu mu set mais tuuma bi da lay topp say set ak say man yaakaar naa ni. loolu am lu ko gën mais xam nga procédure bi enclenché nañ ko léegi Ousmane Sonko. commission bi daf koy déglu n'est-ce pas. léegi procédure bi ni muy demee. oui. nii lay demee. oui ndax yow jiite woo nga commission des lois. commission des lois jiite woon naa ko. oui. maanaam bu dee dara dafa am nit ñëw muy góor di jigéen ne am lu ñu ko def mu def plainte am police wala mu dem parce que plainte mënu nga bañ a jaar ci police su ko neexoon. femme bi mën na dem gis juge d'instruction bi directement muy plainte avec caution de partie civile. loolu day am citation directe aussi yoon la. mais loolu soo amee comme moom ñëwul officier bi entendre na ki nga xam ne moom la ñu kii jigéen si. oui. bi ñu ko entendre ba pare parce que dañoo bëggoon ñoom bu Sonko bu ñëwee ñu déglu ko aussi. ñu confronter leen waaw mais non moom demande ko neex moo koy demande léegi. oui. bi loolu amee. mais comme dossier bi jox nañ ko juge d'instruction mais confrontation. non dama ni damay wax ni. da ngay wax oui. non dama ni jaari ndaari xam nu ñu koy waxeeti wiiri jaari ndaari. parce que li am mooy lenn léegi su amee léegi plainte boobu officier police judiciaire bi dafa ko jël jébbal ko procureur. procureur bu ko gisee tamit ba xool ko day saisir le procureur général kooku muy bind. garde des sceaux ne ñun kat. li nga xam ne benn citoyen parce que. la dame la procureur général près la cour d'appel de Dakar. voilà moom moo koy jël jébbal ko garde des sceaux. bu ñun kat mbir mi am. waxuñu kii moo def wala deful. waaye comme que citoyen yëpp am ay droit kenn journaliste sa mbokk yooyu ñoom pour ñu ak société civile ndaw soosu moom rabu àll wala bàyyi ma la la léegi nag il faut pour ñu mën a maanaam gën a saytu mbir mi. oui. ba tey présomption d'innocence moo am waxuñu kii moo def de. léegi bëggoon nañu wax dëgg yàlla nga dem gis président assemblée. jébbal ko ne bëgg nañu de gën a xóotal pour xam li xew. su boobaa la garde des sceaux ñëw jox bataaxel jox ko ministre bi. président assemblée. oui président bu ko jotee woo bureau yëgal leen ko. oui mais foofu nag la ñuy toogee. waaw xam nga foofu nañ toll. waaw mais dama bëgg a xam ni Ousmane dama bëgg a xam pour mu leer ci boppu askan bi Ousmane Sonko commission bi da ko war a déglu. waaw moom laay wax nii. waaw léegi déglu bi. waaw. dafa c'est forcé moom mu dem wuy ji wala. waaw moom laa la may soo may rek ma wax la. bismillah parce que li ci am solo moom bu ñu defee nak lañ koy bàyyi. bi loolu amee. léegi réunion du bureau bi mooy comme ni mu wax léegi. sama sëriñ dañu Abdou. léegi ñuy xool réunion du bureau
foofu la ñuy xoolee du sax ne ay votants bu ñu waxee xool tendance bi dégagé wu na ñii dañ ko yóbbu nag léegi conférence des présidents. oui muy beneen kuréel boo xam ni président de commission yi ñoo ci nekk. bon premier bi bureau bi moom président bi la ak président de commission yi. ak questeur yooyu daal maanaam pour bañ a sore. ñoom léegi bu ñu jógee conférence des présidents. tànn bis boobu nag dañuy woo commission des lois. commission des lois bi yaakaar naa ne altine la à 10h. boobu bu ñu ñëwee dañuy toog gouvernement bi du ñëwagum bu ñu toogee ñun commission des lois bi. foofu la ñuy waxtaanee pour xool ñan ñooy war a nekk kuréel bi nga xam ni. moom moo war a déglu Ousmane Sonko. ñi si war a bokk. ñi ci war a bokk commission ad hoc bi. loolu su paree. oui su paree dañuy dem assemblée plénière maanaam ëtt bi ñëpp ay ñëw. mais Covid bi moom ñëpp lu ñu mën a ñëw. oui foofu bu ñu ñëwee ñoom ci li ñuy waxee que ñun dañoo bëgg ñu entériner maanaam. lever immunité parlementaire wala foofu du fi àgg voilà ñu entériner lan léegi dañuy kii léegi commission bi ci boppam. commission ad hoc bi nga xam ne moom la ñu kii nii. oui moom bu ñu ñëwee ñoom ba ñu demandé léegi autorisation immunité parlementaire bi ñoom ci la ñuy dem ñoom après levée immunité parlementaire am na kiraay bi. bu ñu ko tegee ñoom dañuy demande lëluwaat ba noppi ñoom en même temps ci lañ boobu la ñuy présenté commission ad hoc bi nga xam ni. ñoom ñoo war a déglu. léegi bu loolu amee ñoom dañuy weetuwaat ñoom dañuy weetaat ñoom. bu ñuy weetaatee ñoom def seen bureau boobu nag. maanaam doon nekk commission de loi ñoom ñoo fay nekk mais bureau boo xam ni président bi lay nekk rapporteur beeg yooyu. oui léegi bu ñu ñëwaatee nag léegi pratiquement ci li ñuy ñëw ne nag ñii ñooy bureau bi ñooñu ñooy entendre Sonko mais am na loo wax léegi. waaw da nga naan sëñ Abdou Mbacké wax sama sëriñ. oui nee na il faut bu ko neexee mu ànd ak avocat bu ko neexee mun na bañ a ñëw. su ko neexee mu bañ a ñëw. daloon na ko ci commission d'enquête parlementaire bi ko neexee mu bañ a ñëw kenn mënu ko forcer. oui mais même buy ñëw tamit. mun na ñëw wala moom ko fa nekkal mais du nekk avocat te foofu nag aussi bëgg naa am. leeral du nekk avocat. am na lu ma dégg sax pourtant Cheikh Bara Dolly Mbacké moom loolu la wax. waaw mais. kon foofu moom avocat du fa ñëw. sa sëriñ moom kenn ko gàgganti quoi. oui mais avocat moom amu fa place. amu fa place mais la séparation des pouvoirs yow tamit. mais lu tax mu wax loolu moom en tant que député kay. war na mën xam loolu war na mën xam ndax avocat dafay. dégg naa sax am na lettre boo xam ne dégg naa. avocat yi oui. am naa beaucoup de respect. en tant que ñoom ay auxiliaires yi ma mën a auxiliaire depuis mandataire de justice là. oui. mais dama yaakaar ni ndegam procureur pour mu egg ci ñun. oui moom mooy war a toog ñu laaj ñu. oui maanaam ñu ñëw ñuy àtte ñun àttewuñu. kon lettre bi collectif avocat yi nga xamante ni. ñoo ñoo am Ousmane Sonko ñoom ñoom amuñu woon droit di ko jox. président assemblée nationale non waxuma sa am droit mais offense dafa mel ni tey jii ah oui offense la yu tamit. assemblée nationale c'est la deuxième institution de l'État. donc ni ñuy justice joxe procureur jox respect war ñu ko jox ay kayit certificat médical gis naa sax Pape Ali sa mbokku ci la di génne ay PV mais si yooyu ñu ñëw ñu fa pour àtte xam nga loolu kañ am solo. oui moom Sonko ci boppam. mu bu ko neexee mu ñëw ne man ànd ma ci liñ ma ji ndax. lu ma naan rek moom vraiment. xam-xam ak ñi nekkam war nañu ko mën a yeddu quoi. parce que moom su musoon li muy def day ñëw. indaale kayit yooyu. defal boobu li ñuy wax amul parce que li la docteur yi wax. mais avocat yi quand même si seen lettre bi ñoom dañ bëgg assemblée nationale tenir si compte. waaw mi ngi avocat yi. oui lu ñu bind dañ point yu ñu soulever dañ bëgg assemblée nationale ñu bàyyi si xel. mais nañu bàyyi. oui. yaa ma dégg seen kayit yooyu ah ñoom bu neexee mën nañu ko jox la copie yaa may dégg mën nañu ko jox seen copie bu la neexee mën nañu ko jox camp bi nga xam ne ànduñu ci te daañu ñëw. ñoom bu ñu neexee ñoom ñoo wax mais li ci am solo moo ko avocat yi ak tout le respect qu'on leur doit. oui je crois que dañuy respecter les députés comme tout le monde mooy que. ñun fi ñu toll actuellement. wax naa la immunité parlementaire dafa nekk loo xam sax am na dëkk bi dañu commencé ba loolu dafa proposition de loi boo xam sax immunité parlementaire dañ koy dindi. ah bon ah oui maa ngi dem. oui nekk président commission de loi dem tribunal. kon su ma la déggee bu baax da ngay waajal proposition de loi. non am na yeneen proposition dindi immunité parlementaire. waaw mais lu tax am na proposition de loi boo xam ne bii ci la bokk. oui parce que bu dee proposition de loi da war a nekk xuuru bukki boo defee jëyee ba rëbb ay lëg ba ñu dàq la yooyu nga daw bëgg fa làqatu. mais jaru ko parce que les citoyens sont égaux devant la loi. mais député su amul immunité parlementaire tamit loolu beneen cas la de dafay doy waar. non dama ni. oui. il faut ñu aménagé ko ba xoolaat ko mu gën a leer xam nga règlement intérieur tamit. dafa des a leer wala interprétation non léegi dafa méngootul ak jamono. ah bon waaw affaire ni ñu ko tënkee 1960 ba léegi
adduna day dox yow tamit su ma léegi ay droits de l'homme ñoo xam ñoo war a demander que ñëpp yem ci loi ñoom ñu taxaw nekk vraiment ay surga yaa may dégg. Sonko di ko oui. non bul wax loolu ñoom seen xalaat lañ wax dañ bëgg peut-être mbir mi leer. non dama lay may mais bul wax ni ay dégg naa sama mag sax Aliou naan démocratie moom bu natt démocratie Sénégal ci affaire loo xam ne affaire sàkkoog yu demee noonu la koy nattee te bu leen neexee yow ci gouvernement Macky Sall lekk ba seen xool sedd ba seen biir yu toll nii bu ñu xëy suba di attaque man gawma société civile Sénégal gawma droit de l'homme Sénégal ay politiciens yu làqatu lañu mais bu ñu làqatu kon da nga jàpp ne ay politiciens encagoulés dama ni non mais léegi sànni nañu masque yi tamit da nga am journaliste kay ñoom ñoo sànni seen masque yi mais du journaliste yëpp quand même mais du journaliste yëpp keroog loo gis keroog foofu mais du journaliste yëpp mel na du ñëpp heureusement oui mais bu doon na ngeen mel doolu ma gis seen plateau yéen mam Ibrahima Kane mel noonu du ci daara boobu la jógee oui sëñ Cissé ak ñeneen ñi mel noonu mais plateau bi dañuy taxaw di xool Macky Sall toog di bànneexu ne Macky Sall te akaay nañu dóor ñu bëgg a demee ñooñu du ma leen jàppee comme ndaw la comme yéen kam yow tamit mais sama militant dama ne ndumbe naan bu leen fa tegg ci seen tànk déet waay ah oui ni ñu nekk ay bukki ñu ci image boobu roy nañ ko ay jigéen a góor dama ne ndumbe naan faut plus aller là-bas ndumbe naan mais déet waay maître wax loolu xam nga ñoom aussi sama naataango yi nekkoon fii moo tax aussi ñoom duñ la mën a tontu quand même mais naataango bu ñëwee taxaw oui jël ay fen di ko dëggal nekk ay jigéen seen moromu jigéen seen moromu doom la man waxuma ba léegi moo def ak deful de taxaw li ci bànneexu mais dama ne yéen koo yëndu ëllëg di fen naan dem nañ ci ay dëkkaaleem gis yow Sénégal gis nga koy gis sa mbokk di ko sànni naan woy nii la mën a mel yëpp ay fen la mbokk yi gis ñu kenn ndaw sax gisuñu ko alors maître yow yaay jiite école bi nga xamante ni moom mooy du parti bu Alliance pour la République mais seen tekkaaral depuis le début ngeen tekkaaral ci dossier bi te am na yu fi jot a xew ngeen àddu ci alors président Macky Sall moom moo wax ngeen ñëpp nañ noppi bañ ci wax wala lan moo xew exactement. dégg naa sax jërëjëf parce que ñàkk xam li mu waral bari na quoi. oui temps ci Covid bi la ñu nekk. suñu kuréel yi ñu ngi dox maa ngi nuyu secrétaire ci restreint bi nga xam ne ñaari semaine yu nekk daañu jokkoo. président de secrétariat man nekk école du parti bi. jamono yi may waxee yow temps yëpp avant sax Covid bi di ñëw léegi ci visioconférence la ñu nekk ay coaching ci la ñu nekk communication ci la ñu nekk. mais ñooñu yaakaar naan ni que dañoo ragal daf naa histoire APR dañ ko xamul laa yaakaar fi mu nekk ñun mbir mi am. yéenuñ ko Sonko yéenuñ ko kenn mais fu ñu toll actuellement balaa ñuy xam dégguñu ñun jëf moo gën wax xam nga yaa ngi dégg ay menaces yu ñuy def. yéen gis naa ay menaces man je suis l'Assemblée mais man gaa sama wàllu bopp man maay aar sama bopp man. ma ku ma xamul dégg nga ma. actuellement ñu ngi ci suñu affaire parti def suñu ay réunion jeunes yi ngi liggéey te maa ngi di gërëm góor ñee ngi liggéey jigéen ñee ngi liggéey ci affaire Covid beeg yooyu yëpp mais yàkkamti xeex ragal la. ñun APR bu ñu xasee ba war ci jóg daan ci jóg mais fi ñu toll actuellement. mais gis nañ fi ay dossiers yu jot a jàll yi ngeen si wax mais dossier bii koo si woo mu ne du si mën a àddu lu tax. non bii sax en fait boo ko xoolee sax. oui. maanaam dañ ci ànd ak pudeur quoi maanaam rasu ñoom ñoo amul rasu waa Pastef di saaga suba ngoon mais ñun képp kuy borom kër. am jabar am ay doom. oui vraiment man du ma la fena mais ñoom xam naa du ma gëm. mais yàlla xam ni que ñun. pour li ci wax sax yàlla xam ne président Macky Sall wax ci gën mais sax bu ñëw li ci wax loo xam ni affaire ay sàkko ay demee noonu la vraiment. mais ñoom dañ jàpp ni complot politique buñ jàpp moo tax yéen ngeen bañ si wax. waaw mais complot yin mais man dama bëgg xam ndax man Sénégal bi ma nekk. oui man daal waaru naa quoi nga baal ma. mais lan la ñu war a defee complot ñun pour Ousmane Sonko laay laaj. ah mais ñoom loolu lañ wax. ndax gis nañ ginnaaw Khalifa Sall gis naa ginnaaw Karim Wade ngeen di Ousmane Sonko mi foog ñu fexeel ko moo tax ñoom ñu jàpp ni lii complot politique la maître Djibril War. man de sama xalaat laay wax ak li ma gëm. parti boo xam ne ñetti at nga ko am. te parti bi gën a mag ci opposition sama mbokk libéraux yi di ñaanal sama papa Ablaye Wade. ñooñu ñoo gën a mag. ñu war ñu mën a fexe ñoom. mais ñoom en 3 ans mais que ñu leen dégg de. 3 ans. oui. ñu ñëw. lu leen di dégg bëriwul quand même. il faut ñu xam histoire du parti APR actuellement. oui. mun naa la waatal. maa ngi doon ay complot dégg naa ñu naan xaw ma benn oto moo ñëw. xaw ma am ñu takkal waaw moom coow li bëri na dans tous les cas. ñun fiy tudd ay nit sax. waaw mais ñi ñu tudd man ñoom si ñoom ñoo ma gën a baax quoi. ah bon parce que bu ñu tuddee non gis naa Pape Sagna Mbaye dégg naa ñu naan ay yaa xam mais yow da nga def plainte directement waxuma la sax ñi wax loolu de. ak Maodo Malick Mbaye moom tamit weddi na ak avocat bi. man daal li ma jàpp ñoom ñëpp weddi nañu. li ma jàpp daal
fi mbaxane nekkee benn comme sama mbaxane bi fi benn mbaxane bi mais fi mbaxane nekkee benn. oui. yaakaar na daal vraiment procès Sonko boobu du ay point de presse du woy Pape Alé Niang ñu taxaw di génne certificat médical di génne ay procès verbal yoo xam ni c'est là où man par contre laa am problème ak justice bi quand même. ah bon. ah oui 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 parce que yaakaar naa ni. yéen presse yéen da ngay am sa code de déontologie man bi ñu dee assemblée bi loi bi. pour dépasser man maa ngi teg sama tànk te boobu maa ngi ci président parti Macky Sall. maa bañ ak doole maa ma ñu loolu di fi am ñëpp mën a yem ci yoon. position boobu moo fi nekk ba tey wala. ah mais kay dama koy gën a yokk man mais loi bi léegi passé na ko sàppi na. oui oui. non mais dama bëgg wax ni que ni yow su tey doon dem mbir mi du jàll. déedéet mais jàll na sax mais. waaw mais dama ne su tey doon dem non jàll na mais. dépénalisation bi na journal bu def dara kenn du la def dara. li xew sax du journaliste mais chroniqueurs yooyu may dégg yéen journalistes c'est vous les journalistes moi je connais les chroniqueurs je connais les analystes et les essayistes mais li xew kay léegi am sa naqar sa bolok sa soxoraay am sa patron boo xam ne politicien la nga ñëw di ko jëlee micro di ko fompal ay dàllam c'est ça que j'ai vu actuellement mais lu ci mën a doon. oui lu ci mën a doon leen rek laay wax quoi. Sénégal nit ñi dofuñu. APR yaa xam ne journaliste bu làqatu nga. yaa xam ni bëkkandee nga yaa xam xaaraan ak lu mën a doon. oui APR ku koy tiital. non juddoogul ku tiital Macky Sall moom waxaale wu ma ko. alors en tant que directeur de l'école du parti lan mooy position APR si bile dossier. bu xam nga ni l'Alliance pour la République. oui mais yow yaay directeur école waaw non dama ne suñu parti. comme yéen ñëpp ne nga teg kay loolu kay car la rek waaye. mais li ñuy wax tronc bi quand même. oui ah loolu bànqaas la rek mais école du parti bi ñun. bu ñuy combat idée la ñu quoi. mais nag attention que ñu suba rek de politique sànni ci ay dàll dam naa ku xamul biscuit gis histoire lu APR non te non kooku moom jotagul moom bu dee defarante nii rek egguñu fa mais li ma la bëgg a wax mooy que ñun suñu école du parti actuellement ñu suñu ay programme mais APR li ñu tel nii mooy li ñuy fexee ñun ba yàlla nu réew ñi nga xam ñoo ñëwoon taxaw foofu ay Assane Diouf yoo xam daañu fee bëgg dee ba naan ñu ngi bëgg dee seen tànk ñu koy dagg gis ngeen ñoom ñëpp ci la ñuy bokk. tous ces gens ça ay ñooñu fi mu nekk fi ñu toll ñun ñoo ngi fi ñu toll actuellement. mooy xool dëkk bi lu koy yóbbu kanam. ñu ngi liggéey yaa ngi chantier ñu ngi def assainissement bi di suivre. en même temps. oui affaire Covid bi ni ñu koy toppatee. mais justement affaire Covid boobu dafa mel ni affaire Ousmane Sonko daf ko xaw a làkk engagement bu ñu ci amoon ak yooyu est-ce que ñu ngi fa ba léegi mbirum Ousmane Sonko moom vraiment fan yi moo fi nekk. waaw mais xam nga. te Covid bi. xam nga léegi gën a bëri chaque jour mais xam nga boo xoolee rek. oui. événement la sax yi xew quand même parce que yéen yi kii xibaar yi seen liggéey la bokk mais yaakaar naa ni tamit guddi yi ñu toll lu yëngu lu ko yëngal ko ëpp doole daal maanaam. te li ma gisee presse bi sax xëy na wàññi sax parce que yéen la ñu am. mais qu'est-ce qu'il y a da nga am problème ak presse bi wala ndax sànq ba léegi mais li nga xam sànq ba léegi nga ni presse bi non journaliste xam lu tax dama tey nga ne woon yow docteur nga prêter serment au lieu ngay faj malade di rey malade parce que la presse c'est pas un service privé c'est un service public. mon cher ma jàngaloon état bi. mooy jël loo xam ni ci prérogative la mu jël ko jox ko pour une information plurielle. mais da nga am cahier de charge. mais nekk journaliste yaakaar naa ni. man ñi may wax lu ñu ay journaliste yow journaliste nga yow. mais ñi may waxal ñooñu ay mercenaires lañu. ñu jaay seen ngor ak seen lépp. ah bien sûr wax loolu maître yow tamit. wallaay laa la wax. du dañ te wax naa leen ko ñoom. je leur ai dit ça. gis naa ne ñoom dañuy bànneexu ay alkaati yu jàpp doon leen xeer ñu daanu ñu naan alkaati yi daw nañu mais ñun c'est même pas des citoyens mon cher Cissé. mais soo gisee may ñëw sa kër ak yeneen kër yi. oui dama fekk seen démb gis seen tey. te bu code de presse bi génnee mais ñu bari dootu la gis ci télévision bi bu dee ni ñu ko appliqué mais dinaa gën a yokk mu gën a parce que bu ñëwee daa leen non il faut une autre lecture maintenant de la parce que li mu gis ni su yàggee. mooy taal réew. taal réew na. alors fu dëkk tàkkee yenn saa yi tamit presse bi joué na alors maître est-ce que dem suñu démocratie commencé wul di sooxe bu baax a baax suñu gisee ni kaaw Karim Wade jaar na fi ñu ni ko ràpp ci kaso bi Khalifa Sall société civile bi aussi demuñu ginnaaw gis nañ kaaw Guy Marius Sagna gis nañ ki nga xamante ni moom moo di Boubacar Seye président bu Horizon Sans Frontières am ñu njortin tamit que ni Ousmane Sonko yéen tamit dañ koy fësee ne faagaagal su ko defee avenir politique am mu taq suuf ngeen ni ko ràpp ci kaso bi alors ngeen nekk fi opposition du am société civile du am
est-ce que yéen taxawoo leen pour museler ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kujje gi ak société civile bi. yéen ñan ngeen xam nga ñan yéen. mais waa APR su ma nee yéen kay mooy waa APR. waa APR yi mais APR mooy gouvernement bi état bi. mais APR yaakaar naa ni APR góobu ni dafa am ay magistrat ñu si man de organisation parti bi de. mais fekkee ni ku mouvement des femmes laa gis ci kaso bi aussi dana doy waar de. l'école du parti laa gis. oui mais nag dafa am loo xam ne métti na ma trop ci Sénégal. oui. su ma déggee yenn saa yi. ay France dégage nangam te nga xool dëkk yooyu soo xoolee kaaw bi nga xam rek bët dem ba ñaari rek Trump xool Clinton ni mu demee Sénégal léegi ne ñun politiciens ñun homme politique waaw damay nangu de ñun homme politique yi de. oui kenn waruñu laal soo dóoree nit wala nga yore oto comme ni Pape Alé Niang ne léegi man. yaa may dégg naa dawal yaa may dégg. fiir nit bàyyi sama yaa may naataango yi dégg nag bàyyi sama naataango yi. boo jógee. oui. tooñ ay nit boo leen laalee yéen daal Sénégal daal maanaam politicien chef de parti journaliste daal yéen daal Sénégal daal en fait dañu ne kon Sénégal journaliste Sénégal donc pratiquement homme politique quoi. non moom waxuma loolu non dama bëgg wax ni maanaam fekkee ni réew mi amul opposition fu ñu jëm fekkee ni réew mi amul société civile fu ñu jëm fekkee ni ku saqat aussi ñu bëgg a tëj ci kaso bi est-ce que dana sotti Maître Djibril War. waaw dama yaakaar ni que. oui. dafa am lu constitution bi wax. ba ñu les Sénégalais sont égaux devant la loi xool ñu kan mooy ban waasoo la nekk ndax séeréer la ndax waalo la. ndax menuisier la ndax médecin la ndax homme politique la. en fait man li ma jaaxal man. société civile bi maa ngi dégg ñi ñuy wax ñoom sax léegi jaakaar naa ñoom léegi ñoom ay surga homme politique la ñu quoi parce que ku ci nekk yaa ngi xaar. bëgg sa mbokk député yi demoon keroog soo xam naa nekk président il faut nga taxaw comme 23 juin bu faloo ñu ne ko ñun dañoo ngi foon keroog. du sala ba gi demee pour am dara ñun kuy xaaraan ak kuy dem di jaay sa ngor loolu gérer xam nga ñuy gérer ñun. dëkk bi ku fi yeewoo. jàpp sa morom. Babacar Seye daf li mu def waruñu ko mën a téye bu taxawee ne Sénégal dafa détourné xaalis te koo ci jàpp bu toog naan dama am hernie dama am cardiaque yu demee noonu. kee toog naan sama tànk mi ngi bëgg a dagg mais moom bàyyi nañ ko sax kuy saaga président. ma sax man antunu nga baal ma oui. nga baal ma. ñi taxaw di saag ba ci ay États-Unis rawatina les diaspora buñ taxawee ne wéy ñun non xamuñu Sénégal dunduñu loolu Sénégal xam nañu dund. oui. nit ñi parce que dégg naa ñuy wax naan Boubacar Seye diaspora bi dina jóg seen kaw parce que yéen mais ñun diaspora ñun dañoo tekki avant diaspora ñu ñoo leen njëkk diaspora. Sénégal ay nit tekki nañ fi. ay hommes d'affaires yu ndaw ay ñoom Maritel ay Omar ay Ali Ndiaye ay ñoom Moustapha Ndiaye ay. mi ngi xaas bu dul jeex ba doo leen dégg. Congo Brazzaville Zaïre Congo ñu mais ñi ngay dégg ñuy wax yëpp bu ñu yaakaaree ni que mën nañu tiital Sénégal fii ñu ngi faj ay boobu gàcce ay Sénégal yi fii def lu ñu nga kebe Djily Mbaye mosuñu nekk diaspora li may bëgg a terminer mooy que. oui. ku yaakaar ni yow droit de l'homme nga nekk ma wax naa la gaw ma jox ma leen cëru droit de l'homme wax naa la. société civile dëgg naa leen ti naan démocratie xanaa démocratie bu mu jógee ci Macky Sall. ba ñu fal ko moom ba mu dem xanaa ci la commencé gis que maanaam léegi daal dëkk daal balaa muy baax. oui. mooy que daal nit ñi di saaga nit ñi di tam nit ñi. di saaga ay kilifa def loolu mooy mais bu dee loolu la de kon démocratie bi su Macky Sall noonu dina gën a suux bu dee loolu la rek ku tooñ nit ku saaga nit ñu. bu ñu la jàppee ñu yuuxu mun naa la waatale kon fi mu nekk su bëgg la xëy dañuy doog a xëy sax fi mu nekk yandooguñu actuellement. maître waxtu bi jeex na simili yi maa lay gërëm baax di la sant. merci. mu nekkoon maître Djibril War nekk député naka noonu ancien président de la commission des lois ca assemblée nationale moo nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi mbokk tey spectateurs yéen tamit amul seen fay di leen jéggalu baax a baax si. seen xëy na rek mooy balaa maa tàggoo rek. ba wax ba lu gàtt. oui mooy que daal. leen daal dafa am. dañu naan rek tuuma. oui. alalu jullit la. saay moomu ko. te yaakaar naa ne li ma gis keroog doomu Abdou Aziz bi Serigne Babacar li mu wax keroog. Sonko toog mu wax ko. kilifa ji na ngeen jox cër xam ne ñooñu ay baati nañu. kuy taxaw seet bu ñuy waxee woon ne bu muy taxaw naan képp koo xam ne yaa ngi taxaw di tuumaal sa morom di ko saaga di wax lu ñaaw balaa nga ko gis àllaaxira di nga ko gis sa dund yaakaar naa la bëgg naa homme politique yëpp di ko xalaate di ko réfléchir loolu aussi bëgg naa nit ñi xam ko bañ ko fàtte quoi. mu nekkoon maître Djibril War mbokk tey spectateurs yi amul seen fay ba altine incha allah ñeenti waxtu.